jërë ngeen jëf waa coalition Yewwi Askan Wi li ñu nekkee lu ñu ci dolli jommal askan wi yëral xët mu njëkk source wa coalition bu mag bi dajale ay mbër yu fara ci kujje politique gi seen ndaje mu njëkk mi ñu doon def démb yéenekaay bi nee nañu tàngoon na jër ne ba ñuy wax ak waxtaan ba joxalante kàddu am ca la Ousmane Sonko njiital parti Pastef buub ay débam kii débat débam gedd ndaje ma génn dem yoonam Bougane Gueye Dany bu njiital gëm sa bopp moom it bi mu toogee ba dégg ci réunion ba ay mbir yu lënt ci am xelam ca la dajale ay kalma njangaanam wan leen ginnaaw waa këram moom Bougane Gueye Dany di journal La Tribune xëy bind ci xëtamu njëkk ne ay ñool ci biir opposition bi Bougane Gueye Dany mi bokkoon ci coalition Yewwi Askan Wi yeewi na buumam gam ca yeewoon ci gàttal Bougane génn na ci coalition ba fas yéene demal boppam ci élection locale yi ak mouvement bii di gëm sa bopp Le Quotidien nañu ak réero am na ci biir Yewwi Askan Wi moo waral ba Bougane Gueye Dany yeewi boppam jëlaat libertéem Le Mandat wax ñu ne ay fan rek ginnaaw bi ñu lancé coalition Yewwi Askan Wi Bougane Gueye Dany wan na ginnaaw coalition ba la si ne kay xamal ñu ne ak ñàkk déggoo ci bàkk ak mandargay coalition bi mu di dénomination bi ak couleur coalition bi moo waral ba Bougane Gueye Dany ak waa Yewwi Askan Wi séddoo ab yóbbal Vox Populi bind ne kii di Bougane Gueye Dany moom ak ñi mu àndaloon dugg ci biir coalition bi àndaan nañu génn transparence di leeraange ak démocratie la gis ne amul ci biir coalition bi di Yewwi Askan Wi journal L'Info nee nañu bu doon am picc la ñu ne firi na ay laafam bay bëgg a naaw ne ginnaaw lancement bi woon fan yële ñu génn tëral nañu démb ni ñu fas yéene doxalee seen organisation Khalifa Sall ak ñi mu àndal tey jii la ñu war a tàmbalee samp Yewwi ci communes yi ak ci département yi ci réew mi Le Témoin nañu li nar a doon seen jur jàng nag ñoom waa coalition Yewwi moo di nan la ñuy séddoo ko séddale yëf yi ndax candidat yi ci seen biir ñoo ëpp place yi séddale mbukki gi ñu ciy njoxt Le Témoin nee nañu moom la Bougane Gueye Dany di ñaawlu ba tax mu gedd génn ñu génn ci waa Yewwi soppi journal dem ci enquête fekki waa soppi di waa Parti démocratique Sénégal ak élection locale yi waa kër Abdoulaye Wade taxawaay bu ñu bëgg a taxawee ci élection locale yi journal enquête pari risque la ci gis ba di ñu xamal ne Parti démocratique Sénégal mi ngi tabax beneen coalition boo xam ne ci machine électorale boppam la ko bëgg a wékk docteur Abdourahmane Diouf ci l'Observateur mi ngi fay leeral ne fanweeri fan ci weeru octobre gii di ñëw ca lay taxawal parti politique gu boppam wax na it ne fasuta yéene doon candidat ci local yi ci Tëngéej ga mu fekk baax docteur Abdourahmane Diouf dolli ci wàllu Observateur ne ñoom ànduñu benn coalition du Yewwi du beneen leneen coow lu yéene kay xëy di jaaba jonge moo di kilifa ma ca loxoy kilifa yu division investigation criminelle yi Vox Populi nañu moom Landing Mbessane Seck ñu gën koo xam ci kilifa ma nga ñu garde à vue ca dikk fa la fanaan vidéo bi ñu gisoon ca Leeral TV mu ci doon waxi wiisa loolee moo waral alkaati yu diggi demoon démb ca këram jëli ko L'Observateur nañu moom kilifa ak doomu Guinée bii di Alaaji Jaaji Konte yoon mi ngi ci seen biir ñaari affaire yi ñu leen di toppee nag bokkul ku nekk ak bosam waaye lépp ci coowal wiisa la ak ci coowal faux passeport diplomatique yi L'Observateur xamal nañu ne am na benn journaliste bu jigéen bu nekk ci télé privé fii ci réew mi takk der yi ñoo ngi koy wër gu met Les Échos nañu la ñu wooloo kilifa ca dig ba tëyee ko ak li ñuy toppee waa jii di Jaaji Konte du benn moom kilifa bi ko enquêteurs yi di laaj ci li mu doon wax ci vidéo bi ne am na benn waay buy jaay passeport diplomatique bi ñu ko laajee waajooje kan la kilifa dafa meloon ne ku naax mbiri faux passeport diplomatique ya ci assemblée nationale ak coow la mu jur député yi ñu ciy tudd di député Mamadou Sall ak député Boubacar Biaye Les Échos nee nañu dindi seen immunité parlementaire ba nuppi convoqué leen ci yoon ma nga leen di yor te président de la république di Macky Sall nee na nañu leeral mbir yi bu ci ay sanction ware ñu def ko ca ak ku mu mën di doon nag journal Libération nañu waaju ñu ne moo jiite njuuj njaaj yi ci mbiru faux passeport diplomatique yi de El Hadji Diadji Konté bi ko waa dig demee jëli taqal na ci coow li député Boubacar Biaye ak député Mamadou Sall yu Benno Bokk Yaakaar ak it monsieur le maire Sadio Danfakha yéenekaay bi ñu te nag seetal leen ci du yomb ndax bi alkaati yi demee cité Alioune Sow ci kër Diadji Konté defi fa perquisition fekk nañu fa copie passeport diplomatique bu honorable député Mamadou Sall ak bu doomi honorable député Boubacar Biaye fekk nañu fa it ay bulletin de paiement d'indemnité parlementaire. Conakry ak xibaar yi ca maître Boukounta Diallo joxe biig ci télévision Futur Média émission déclic mu ne moo ne artu woon na Alpha Condé ma fa woon ne président de la République ca lu ni mel ne waxtaan mu ngi koy amal moom maître Boukounta Diallo président Macky Sall ngir moytul Sénégal tolluwaay la ca Guinée Conakry coalition opposition bi di Yewwi Askan Wi am na ca ak bàyyi Bougane Gueye Dany la moom dafa génnaat ca googeeg mbootaay ndax jàppul ne yëf yo lalu na ci ak yamaleek nawante ndax ci wàllu melok mbootaay ga geneen ci la juboo amul moom Bougane Gueye Dany ànd ak ay ñooñ yeneen taxawal coalition beneen gëm sa bopp waaye Yewwi Askan Wi ñoom jàppale ni tey jii la ñuy dal di tàmbali seen i yëngu ci àllarba ji ngir seenu cancu ci commune ak département yu Sénégal wàllu xibaar bokk na ci taw yu métti ànd ngelaw ca diwaanu Kaffrine ay jëye yu mag la fa ba ca Malem Hodar bakkan bu rot ak ñu bari ñu ami gaañu bu nu sañoon askan woowee ca Malem Hodar kilifa yi taxawul leen màggal ak Cheikhul Khadim gi jàpp nañ bis ba 26 septembre lay doon ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer wii nu ne incha allah imaam Serigne Abdou Diop président commission ceedug weer bi ca Touba xamle lu ni mel.
d'état ba ca Guinée Conakry maître Boucounta Diallo ne moo ne waxtaanoon na ak Alpha Condé doon ko artuy jamono moom avocat bi nekkoon bii que invité bu émission Déclic ak télévision Futur Média lu ni mel ne waxtaan it mu ngi koy amal jamono yi ak président Macky Sall bu Sénégal ngir moytul sunum réew la ca Guinée ñu déglu ko moom maître Boucounta Diallo ak Macoumba Bey. Île du Cap-Vert nga xam ne ñu ngi ci alternance yu dul jeex mais dañ ko considérer comme quelque chose de banal parce que dañu estimer ku war a dem rek te ngay dem te bul gestooti ci ginnaaw bul jéem a wut ay pexe pour toogaat kon nag fii ngal li nga xam ne ay nit dee nañ ci xeex nañ ci ba kii ñuy ñaan ñooñu ñu fexe wax dëgg ba loolu bañ a am Sénégal. li am Guinée mën naa am Sénégal coup d'état bi. wax naa la ne excès mooy indi lépp naagu amul yenn situation yi am na foo xam ne boo fa yóbboo ay gor situation yi dina jur lu mel nii kon nag li tax waa Guinée xaj na def li Sénégalais yi xaj na am na lu ñu mën a muñ mais am na lu ñu mënul muñ Guinée yi tamit pareem ku nekk rek am nga sa degré muñ fu mu yem kon nag nañu moytu Afrique tey fépp foo xam ne tàkk na troisième mandat moo ko indi te yàgg nañ ko wax ñi ko gëm ak ñi ko gëmul ñu ngi koy gis li nga xam ne nag dane fàng weranteetuñ ko ku bëgg essayer ku essayer tamit gis li si nekk. te nee nga 2010 bi jalti ji bëre am na ñu la contacté woon ay soldats yoo xam ne am na lu ñu doon waaj. li ma contacté woon nit ñi ñoo leen ne woon am na effectivement lu ñuy waaj ba ne nag ñii nañu jóg si ñoom balaa ñoo jóg si ñun ñoom tamit ñu gàttandu loolu ne nañu fexe wut jumtukaay ak fu ñu wéeru pour bu ñu leen arrêté ñu xam ne ki leen arrêté ak lii kon defu ko si yoon jaaralu ko si yoon te ñoom tamit kenn bugguñu woon kenn betti leen donc bu ñu demee ba ay nit toll foofu si engagement toll foofu si gis lu leen jaaxal réew mi di yëngu kenn déggu leen ñoom ñu dem ba jël seen prise de conscience ne lii nga xam ne di am mënuñu toog rek naan bokkuñu si ndax ay militaire lañ. maître Boucounta Diallo bii ak télévision Futur Média Bougane Gueye Dany ak mouvement gëm sa bopp génn nañu ci coalition Yewwi Askan Wi bokk na ci li ko waral ñu ne ñàkk ak yëgoo ci li nga xamante ni mooy ak juboo ñeel melok kuréel gi ak it la mu gis nekk ñàkk nawlante Bougane Gueye Dany ànd ak i ñooñ yeneen taxawal yeneen duppee ko gëm sa bopp ñu déglu ko Bougane Gueye Dany. parce que benn combat dong moo war a nekk suñu kanam naka lañu mun a def ba jële fi Macky Sall ñi mu àndal ak coalition mais nag la ma waxoon tey laa koy waxaat jàpp naa ne coalition moo koy gagné waaye coalition bu fekkee ne da ko war a gagné dafay ànd ak ay nit ñoo xam ne dañuy yaatu dënn parce que boo nanguwul bàyyi bëgg a jël lépp yëf bi du sotti te am na ku ma ko wax ci kilifa yi sànq ku bàyyiwul sa xalaat ci couleur ak logo bu ñuy comme ñun réew mii dañu fay liggéey tey gëm sa bopp est devenu une réalité politique mënoo tudd ñaari opposant ci réew mii ñu sonal Macky Sall te boole woo ci Bougane gi tëdduma nelawuma maa ngi tibb tànk maa ngi xolli bopp lu nekk danaa ko def benn objectif dong laa am que Macky Sall et ses sbires dégagent loolu nag dañu soxla ay nit ñoo xam ne ay démocrate lañ c'est dommage bi ma ñëwee waxtaan ak waa grande coalition gëm sa bopp ñoom ñëpp ils sont unanimes comme ñoom def nañu communiqué ne Bougane ne tirer conséquence bi soit day génn soit day dindi réserve am wala mu retirer signature am waaye am yàlla ñàkk yàlla à partir de ce moment gëm sa bopp la grande coalition gëm sa bopp bokkatul ci coalition bu opposition boobu. mu nekkoon leeral li Bougane Gueye Dany ci li waral ak génnam ci coalition opposition bi di Yewwi Askan Wi boobu coalition nag waa Yewwi Askan Wi ñoom daal dinañ sëgg ne waxtaan bu njëkk démb seen biir ci li nga xamante ne mooy mbiri Bougane Gueye Dany ak lu jëm ci réserve ak yeneen dàq nañu ca ñag ba lépp nay tuuma mu yëkkati jëmee ci ñoom rawatina wàllu ko melo coalition bi ak yeneen ci wàllu seen i activité nag ñoom waa Yewwi Askan Wi fas nañ yéene àllarba tey ji tàmbali yooyu activité bokk na ca sancuk coalition bi ci commune ak département yu Sénégal lu jëm ci wàllu mbindu mi ñeel élection yu ñu dëgmal ci gox-goxaan yi ak app bu mujj bi daanaka ñu ngi dëgmal bis bu mujj gi moo waral it sénégalais ni mu ko baaxoo saa su ne ci bis yu mujj ya lay buuxante ak rang ci bërëbu binduwaat gi waral it mbooloo ci préfecture yenn ci Sénégal reportage ca bu Grand Dakar ak Aminata Ba. man su ma bëggee domicile sëñ bi domicile tawuma kon moom bu nee man buñ ma defalul domicile su ma ñëwee bañu si dara moom man la fiy fekk. soxna si daal di mer bu futu moom nag dafa daal di ñëw ngir ñu defal ko ay coppite bu ko defee mu mën a bindu ci liste électorale yi. dama ñëw pour changer dañ ma defal non inscrit sur les lieux de vote. xaw na yéex am na tuuti jafe-jafe pour accéder parce que xam nga humeur yi duñu bokk. dañoo wax ak ñoom ñu am nañ la tontoo. soxna yi daal di toog ci wetam ku nekk ci ñoom daal di yore carte nationale d'identité ci loxoom ak certificat de résidence nekk di xaar seen tour daal di yegsi. si donc da ngay indaale résidence parce que
ci biir bureau yi commission bu révision bu liste électorale nekk ci liggéey bi. bu ñu sukkandikoo ci Mouhamed Kourouma nekk représentant bu maire bu Grand Dakar fan yi nit ñi di ñëw dañu gën a bëri. bi ñu tàmbalee ba léegi si ñaari fan yu mujj yi seetlu nañ ne nit yi gën nañ bëri dem ba sax soo seetloo toll nañ si 210 maanaam ñaari téeméer ak fukk demande loo xamante ne mosuñu ko woon am. mooy wane ne nit yi ci mujjanteel bi daal la ñuy gën a ñëw ndax ci bërëb ba dañuy xaw a tayal ak yooyu. donte bu fekkee ni sax ci bërëb bi seetlu bi mooy certificat de résidence yi faw rek nga daal di koy am moom nag muy wax lu teg loolu. non ñun exigeons ñu ko soo indee li lu yoon wax ñun dañ lay defaral commission bi doo gis kenn génn ci biti naan la coûte que coûte il faut nga am certificat de résidence ñun doxewuñ noonu. ay waxtu rek desandi ngir ñu daal di tëj révision liste électorale yi ñu bëri ci askan wi daal di jubali ci commission yi ngir daal di bindu wala sax xolaat seen statut ci waxtu yi nag ñiy ñëw ngir daal di amal ay coppite daal di ëpp lool primo votant yi waaye nag ci Grand Dakar sous préfet bi day daal di tere journaliste yi daal di yegsi ci bërëb yi. jërëjëf soxna Aminata RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñeenti minutes. RFM rajo askan wi. taw tiis ca Malem Hodar ak taw yu métti yëfa ngelaw lu bari na ko noonu bakkan bu ca rot ñu bari am cay gaañu kenn ko sonn lool ak it ay yàqu-yàqu ci wàllu matériel yi askan wa bilan bi diis lool waral seen yëglu yooyee sinistré di ñu loru ci yooyu taw ak ngelaw bu nu sañoon daal kilifa yi état Sénégal taxawu leen Malem Hodar Oumar Ndiaye. taw bu bëri ànd ak ngelaw lu tar moo jaar ci commune bu Malem Hodar xeddi fa ay néeg daaneel fa ay taax ak ay garab ba mujj faat ab xale bu jigéen bu ay atam toll ci juróom benn Modou Sarr moo di premier adjoint maire bu commune Malem Hodar. ndox mi dafa ànd ak benn ngelaw bu am bu rëy boo xam ne ko xool nee nañ rombul 2 minutes mais def na fi ay dégâts nag xeddi na fi ay kër gannaaw raay gis ngeen fi ñu taxaw nii gis ngeen ñaari kër yi jàkkaarloo ni ko ngelaw li def garaba daanu ci kaw bâtiment bi tout daanu na 2 pièces la woon ak benn pantre ay yàlla def na ay nit a ngi ci woon am na ci ay blessé ba am na ci koy évacué woon Kaffrine. bokk na ci ndaw si nga xam ne néeg bi daan na reméli woon ci kawam moom ak i doomam bañ mujj ko sulli Fatou Mbaye lay wuyoo. dënnu gi nag moo doon ñëw rek ñu daw dugg si biir néeg bi bañ duggee si biir néeg bi fekk suñ xale yaa ngi si néeg bi foofu moom daal ba ñu dugg rek la néeg bi daanu suñ kaw néeg bi daanu suñ kaw bañ suulu dañ ñëw sulli génn ñu ñun ñëw. mu di mbir mu tis lool sëtu ndaw moo di yaayi xale bi ñàkk ba kanam dëkk ci Maka Belal dañu nettalil. génn na taw bi sebet na mu génn dem di seetaan ndox mi ma toog ba mu yàgg ma dem di ko seeti ngëp ko nii maa ngi moom ñaant loolu la sëla miir bi ñëw ma def ko nii ëpp nañu doole man si laa daw. jamono jooju sax waa commune ba ñi ngi def seen i pexe ngir fexe wut fu ñu fat ñi nga xam ne seen kër yi dañoo daanu ci jamono jooju mbokki xale bi ñàkk bakkanam ñi ngi xaar kilifa yi jébbal leen seen néew. Maka Belal Omar Ndiaye RFM. jërëjëf Oumar diwaanu Fatick ak ay ralentisseur di doodaan yooyee di maye wàññite xelu wote yi ñu amal ci diggante village yi di Bismillah ak Njongoloor ci route nationale 1 bi maire ab Diouroup rafetlu ko waaye bu sañoon moom Abdoulaye Ndior ñu yokk limëpp yooyu doodaan ngir wàññi bu baax accident yi faral di am ci diggalu Ndiosmone Fatick monsieur le maire Abdoulaye Ndior ak Aminata Goudiaby. oui ralentisseurs yi nga xam ne moom la population yi di yàgg a laaj ci axe Ndiosmone Fatick bi commencé nañ déjà di ko tabax déjà Bismillah am na benn Njongolo itam jot nañ fa aménager ñaar ñu jàpp ne loolu lu baax la li ñuy laaj rek mooy nañ ko def ci dëkk yi yëpp ci axe Ndiosmone Ndiouar donc boo ko seetloo loolu sax ba dëkk yi nga xam ne jotuñu am dafay tax ñu gën a laaj maintenant début de solution la mais fi nga xamante ne foofu la ñu gën a bëgg a accentuer suñuy message mooy di ñaan borom oto yi pour ñuy daw ndànk parce que quand même la meilleure manière pour nga mun a sécuriser passagers yi mooy au niveau des villages au niveau des agglomérations ñu jéem a wàññi vitesse yi bu baax a baax ralentisseurs yi bëgg nañ ñu compléter ko mais en plus de ça li ñuy wax signalisation horizontale ak verticale aussi ñu jéem ko renforcer bu baax a baax. diwaanu Saloum askano ñoom seen jafe-jafe jamono yi mooy ñàkkum gaz bi ngir wàññi soxna yi sonn ca lool wër gi fu ne commerçant ak askan wa xamuñu ñoom fu mu tukkee ñàkkum gaz moomee reportage Pape Mbaye Diaw.
ñun jàpp ne fii Kaolack gaz dafay manqué. waaw loolu moom dëgg la gaz manqué na fi trop balaa ngay am gaz da ngay jóg wër ba sonn bitig boo dugg ñu ne la gaz daa manqué. ci buntu magasin bi ñu fekk fi ay bouteilles yu gaz waaye borom boutique bi dina xamal rek ne loolu ay xottu rek la ndaxte moom ay semaine gi nii fournisseur am bi ñëwul indil ko gaz. c'est-à-dire que ça fait un mois moom jaaykat gaz moom ñëwul en général sareet moo ñu duñu jaay quoi mais sareet moom presque gis naa ñëw da nga koy oo sax non la gaz oto baa ngi ñëw mais doo ko mës a gis mais yëpp ay xottal mais benn amu ci gars yi dañuy ñëw fii nii propre jagataay gars yi dañuy romb gis gaz rek taxaw mais dañuy taxaw ngay leen gaz amu ñu demaat. Modou Ndiaye moom gérant restaurant la moom boutique gi Kaolack yëpp presque wër na ko ngir am gaz. te suba ba léegi maa ngi wër maa ngi doog a am li sax te boo ko gisee sax gëmoo ma ko bu dee ñun borom restaurant yi nga xam ne ñaar ak ñett ñuy anaas boo xëyee léeg benn ngay am léeg doo am benn vraiment ñun sonn nañ trop. Babacar Sadio mi ngi ñuy xamal ne mi ngi doog a jot livraison te sax moom toog na ay fan doog a gis gaz boobu. waaw parce que am naa ci léegi nii 100 bouteilles waaw parce que da ngay toog ay 4 jours 5 jours yoo xam ne doo am gaz oui par hasard nga ciy dal de quoi man dama doon am ay 300 bouteilles te instant bi 100 yi sax pour nga am ko problème la. gaz bi daan nag doon jamono ji loo xamante ni lu manqué la fii ci Kaolack commerçant yi ak clients yi di woo nguur gi mu jël ci ay matuwaay ndaxte fi mu ne nii ñàkkum gaz gi mi ngi leen di bëgg a sonal. RFM Kaolack Pape Mbaye Diaw. jërëjëf Pape Mbaye Diaw màggal ak Cheikhul Khadim gi jàpp nañu bis dimanche ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru septembre incha allah lañu koy amal ëllëg ci alxamis ji mooy première safar déclaration bu imam Serigne Abdou Diop moo jiite commission bi ñu dénk ceenu weer wi ca Touba Mbacké ñu déglu ko moom kilifa gi imam Serigne Abdou Diop ak Pape Balla Gueye. mooy leen ko baaxoo def mooy sëñ bi ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wu ne dana na yebal ci jumaa ji ñu yéene fi ne nañ seetu weer wi te lu ci waay xam nga ñëw yi dëkk mais buñ ko defee ba noppi ne danay génn jàkkaarloo sow di séentu weer wi nin ko war a séentoo ak di jokkoo gox yi ak représentant yi ba mu guddi bu guddee ba nga xam ne nag séentu weer weesu na nu door a jokkoo kër sëñ ba noonu lañ def tey nag bi ñu jokkoo kër sëñ bi ba wax ko nit liñ gisit lam nu tontu mooy yéen ñi ko ci koy toppatoo rek am ngeen digal ci nu ngeen ci gis ngeen gi ko léegi nag kon ginnaaw léegi séentu weer wéen na ba te waxtu wi jot na kon ñu xam ne weer wi feeñut ñu xam ne suba day mottali weer wi suba ci alarba ji waaw mooy fanweereelu fan bi alxames mooy benn fan bi kon ñu xam ne màggal gi di wéer lay doon incha allah ñu xam ne daal weer wi feeñut ci ndigalu sëriñ bi daal xam ne weer wi feeñut dañuy mottali fanweeri fan suba ci alarba ji alxames mooy benn fanu màggal weeru màggal gi benn fanu safar na ko ñëpp xam. sport gi Youssouf Badian maa ngi lay ziar Youssouf. ñu tàmbalee football gi ak deuxième journée qualifié gi ngir coupe du monde 2022 Sénégal daan Congo démb. ca Brazzaville la woon benn bal ci ñett ñi dugal biu Sénégal yi Boulaye Dia lii mooy kon premier biom ci sélection Ismaïla Sarr ak kii di Sadio Mané dugal penalty mooy ñetteelu bi bii mooy kon 25e but maanaam ñaari fukkeel ak juróom but bu attaquant Liverpool ak Sénégal 72 sélection la am Sadio Mané léegi mooy ñaareel joueur bi dàq dugal ci histoire équipe nationale boobu Sénégal kii di Henri Camara moo ko jiitu juróom benn but la ko rawee Henri dugal na fanweeri but ak benn ci 99 sélection maanaam benn sélection moo ko desee woon mu am téeméer sélection kon ak équipe bu Sénégal di ndam boo xamante ne tax na ba Sénégal gën a dëgëral taxawaayam ci boppu poule bi ñaari ndam lañ am 6 points ci kanam Congo nag équipe Sénégal am na taxawaay bu baax seen sélectionneur di ko rafetlu ay Aliou Cissé di ñaawlu anam yi nga xamante ni ci la arbitrage bi amee doomu Niger moom moo arbitré match boobu la. objectif bu ñu joxee ñun mooy objectif gagné si match yi tey yàlla may nañu ndam te si sant yàlla bu baax a baax a baax a baax maintenant comme je dis am na occasion yoo xam ne yu bëri créé nañ ko ci match bi situation yu bëri yoo xam ne woon créé nañ ko ci match bi noonu na jeex dès la première mi-temps bu dee am na ay amélioration je pense que c'est surtout ci sens boobu quoi ñetti attaquant yëpp xam nañ ne am nañu qualité football lu gën a importance mooy zone offensive bi ak zone défensive bi zone défensive bi mën naa wax ni que suñu défenseurs yi def nañu liggéey bi comme ni mu ko waree à part penalty bi bon après il faut ma xool visionner est-ce que am na penalty wala amul penalty mais surtout zone offensive bi zone de vérité bi foofu je pense que encore war nañu mën a góorgóorlu war nañu mën a gën a am agressivité pour justement situation yooyu ñuy créer occasion yooyu ñuy créer vraiment ñu mën ko terminer quoi. waaw ñetteelu match bi match bu am solo la parce que suñu yàlla may ndam ci match boobu mën naa wax ni que am nañ benn tànk ci playoff yi mu nekk match boo xam ne tamit dina am jafe-jafe bu rëy parce que am na ay joueurs yoo xam ne mën na am duñu ñëw mën na am dinañ ñëw mais je crois que pour l'instant lu gën a am solo daal vraiment mooy ñu féliciter joueurs yi ñu bàyyi leen ñu reposer wu ñu bànneexu tuuti ci victoire bi nga xam ne yàlla may nañu ko di sant yàlla bu baax a baax di remercier sénégalais yi seen i ñaan di leen ñaan tamit ñu continuer di ñaanal équipe bi et surtout nekk si ginnaaw équipe bi. waaw
Aliou Cissé kon yëkkati kàddu yooyu ci micro suñu naataango Ousmane Galane Hadjassane ñu gërëm ko baax a baax moom Sénégal la mu nekk foofu la ci Congo moo ñu toppaloon kon gaynde yi ci match boobule jàppale ni seen ñetteelu match seen digganteeg Namibie lay doon le 6 octobre ci Thiès suñu noppee ñeenti fan ci ginnaaw le 10 ñu dem ca Afrique du Sud foofu la ñuy amalee match retour bi ndax Namibie ñoom seen terrain dañ ko homologué moo tax ñuy dalal seen i adversaire ca Afrique du Sud mais problème bi posé wu Aliou Cissé wax na ko mooy Afrique du Sud tey dafa bokk ci liste rouge réew yi nga xamante ni dañoo jàpp ni Covid 19 sonal na leen donc su ko defee am na réew Europe yu bëri du ñu nangu ñuy jógee foofule dem ca Afrique du Sud loolu nag mun nañu gàllankoor ndax suñu joueurs yu bëri ci club yooyu lañ nekk rawatina Angleterre gis nañu ñoom dañoo bañoon sax Liverpool Salah dem ci réewam Égypte waaye bi ñu demee Gabon ñu bàyyi ko mu dem kon loolu ci mois de octobre lay doon nañ xool ndax ñoom Sadio Mané ak ñeneen ñi nañ mën a am permission mën a dem fubali foofule ca Afrique du Sud. doy na waar suñu doomi réew duñu yeewi ndax ñoom ñoo leen jënd. ñu waxtaanee yeneen résultat deuxième journée bi ba tey ñeel qualifié geeg coupe du monde. Burkina Faso def kon jéego ndax dafa def match nul ak Algérie ku nekk dugal sa morom benn but Fegoli moo njëkk dugal pour Algérie Tapsoba daal di égaliser pour Burkina Faso Guinée-Bissau moom it dem fekki Soudan daan ko ñaari bal ci ñeent ki di Piketty boobu ci seen joueurs yi gën a ràññeeku dugal ñaari but ci match boobule Mauritanie ñoom seen ñaareelu défaite la ñu am ci qualification yi Guinée équatoriale moo ko daan benn bal ci dara Cap-Vert Nigéria fekk ko daan ko benn bal ci ñaar Victor Osimhen du joueur bu Naples mu dugal bii bu njëkk bu Nigéria Zambie Tunisie moo ko daan ñaari bal ci dara Wabi Kazri dugal penalty ci match boobu Tanzanie daan Madagascar ñetti bal ci ñaar bi mooy ñaareelu défaite Madagascar Malawi nekk adversaire Sénégal ci wàllum poule yi ci CAN bi di ñëw moom dafa daan Mozambique benn bal ci dara. ca Tugal it joué nañ fa 6e journée qualification mondiale. match yi gën a ràññeeku Portugal bi dem daan Azerbaïdjan par ñetti bal ci dara Bernardo Silva André Silva ak Diogo Jota ñoo dugal seeni but victoire bu yaatu la Pays-Bas am fële ci kanamu Turquie 6-1 juróom benn bal ci benn ki di Memphis Depay dugal ñetti but ci match boobule France daal di yeewu graaw ñaari match nul yi mu teglee ci kanamu Finlande ñoom ñoo gagné ñaari bal ci dara Antoine Griezmann moo dugal seeni ñaari but. ñu waxtaane leneen di basket bi ci wàllu Afrique ñeel jigéen ñi. ginnaaw kon góor ñi jigéen ñi léegi ñoo ci sóobu li ko dalee le 17 ba le 26 septembre fukki gaynde ak ñaar yi teewal Sénégal ci jongante boobule dinañ leen xam tey ci ngoon ndax sélectionneur bi di Moustapha Gaye dina publier listam jëm kon joueurs yi ñu jàpp ngir ñu bokk ci kon qualification ci kon Afrobasket boobule ci ab conférence de presse bi muy amal tey ci ngoon ci ab hôtel bu nekk fii ci Ndakaaru lay doon. jërëjëf Hadji Youssouf RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñaar fukki minutes.